salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan fi à travers Yoff Mbollo TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci seen onde ak seen télévision locale comme niñ ko doon defee saa su ne rek ba tey rek ñu nekk ci wàllum politique bi comme gisoon ngeen fi ki nga xamante ne mooy ay Seydina Issa Laye Samb mu bokk ci parti socialiste kenn dootu ko présenté ngeen doon ko laajte tey ma indiwaat keneen ci ñoom ñu koy wax Adja Aminata Thiaw macha allah mu nekk présidente des jeunes filles bu parti socialiste fii ci Yoff amaana ba bu ñu duggee ci waxtaan bi comme moom it yéen a ko doon laajte ñoom ñu indil leen ko rek comme ni ngeen ko bëggee Adja maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog waay. waaw asalaamaaleykum maa ngi lay fay Mariama di fay ñëpp di profité ci occasion bi di commencé di nuyu waa Yoff jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Chérif Abdoulaye Thiaw Laye mi nga xam ne tey moo fi xalif général des Layènes di xalif général bu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér lool parce que dundoom am na njëriñ ci Yoff am na njëriñ ci dëkk bi am na njëriñ ci àdduna di jël nuyoo bi di ko wàccee teg ko ci kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa politique yi ñi nekk seen kër suñu ay yaay yi samay moroomi jeune fille yi bëgg naa leen parce que man ñoom ñoo ma saf bëgg naa leen di leen safoo di nuyu ñëpp daal en bref waaw macha allah tey nag ñu am fi gan gu mat gan muy sama bàjjen aussi mais tey xam naa bàjjen bi la ñuy jël teg ko fële ñu waxtaan ak moom ci politique Adja gannaaw bañ la nuyoo ba pare ndax mën nga ñu wax say début ci politique ak lan moo la dugal ci politique. waaw maa fii maa ngi la koy wax rek sama doom nga macha allah parce que sa bàjjen laa man nit ñi ñu ma gën a xamee ci Adja Sylla Thiaw maa ngi tudd Adja Sylla Thiaw dëkk Yoff nga paru di doom ci papa Ibou Samba Thiaw franchement li nga ma wax dinaa si kontaan parce que politique dafay lu ma neex du lu ma nit forcé du aussi lu ma nit di jàngal man la neex maa jël sama choix ma def ko parce que tout d'abord au début man dama nekkoon ci kër sama yaay di femme de développement Maram Dione jiite woon association ñu am association bu mag bu tudd santé qualité daara Maam Alsaan Laay ñu doon defar ay ñoom ñoo fi njëkk a jàngale olof alphabétisation di defar di ay femmes de développement céréales locales fruits et légumes transformation cuub lépp ñoo ko fi daan def sama yaay di présidente bi du moins ñu naan nekk kër ga fa lañ daan defaree seen cere yi ci kaw di ay femmes yu brave ma di leen nuyu de passage ñoom ci jamono boobu dañ daan lëkkaloo ak parti politique yi parce que dañ leen daan soxlaa ñu di leen woo sama yaay comme moom mënul génn tàmmul génn lu bari bu daawul dem man la daan yebal des fois réunion yi muy dem ak lu muy dem man la daan yebal foofu la ma passion bi duggee ma am ci amour bi ma demee yebal na ma fu ne parti bu ne yebal na ma fa ma ànd ak mairie mais bi ma demee man ba war a def sama choix ma xam ne man lii neex na ma ne naa xool bi ma étudier ci jamono yooyu parti socialiste laa fi gis muy parti boo xam ne c'est bien organisé structuré na fonction de base yëpp dañ ko respecté da ngay jóge cellule dem comité ba dem bureau national te kenn du la jàppale lu dul yow ñi la yebal donc loolu marqué ma ci ñoom aussi ku naan Samba Ndaw bàcc sama patron loolu laa tàmm di ko woowee parce que man bi ma juddoo ba tey ba ràññee dama koy gis parti socialiste lay yëngatu muy nit ku sincère ku daan ma ci woo di ma ci woo mais bi ma toogee ba étudier ma ne naa rallié wu parti socialiste effectivement ci laa demee ñëw fii Yoff ñu def nekk ci di ñu def ay réunion ba bi ñu waree renouveler en 2014 presque 2013 ñu jël ma def ma présidente des jeunes filles de la commune de Yoff muy section 8e sous coordination C moom lañ koy woowee ci parti socialiste bi ma fi demee ñu dem parce que dañuy renouveler base instance yi ma dem maison du parti ñu renouveler le bureau départemental loolu foofu ndëg la ma politique bi man fa la ma séduire parce que bi ñu demee à la maison du parti socialiste dama demoon bi ma yebal nañ ne naa dem jëli sama tissu parce que boobu ñu ngi doon waajal congrès bi ma demee la femme bi ma fekk mu ne ma dañuy renouveler ànd seen secrétaire général bi muy Seydina Issa Laye Samb ma woo ko au téléphone mu ñëw bi mu ñëwee ñun ñuy renouveler parce que man lañ njëkk a renouveler suñu ay bureau mais moom boobu ñun def nañ cloître ba moom xam nañ ne am na majorité bi te incha allah le département de Dakar dina ko jiite man ainsi de suite ma nekk bële door a ñëw xaw ma ci dara dañ ma ne dañuy renouveler ma jël sama téléphone oo Samba Ndaw ma nekk dañu may renouveler da lañ ma wax nu mu demee mu expliqué ma man moom mu ne ma ñu ngi ñëw ma toog xam nga lébu rek nit mbokkaam presque présidente bu Ngor bi laa fi njëkk a xam muy Nafi moom moo ma expliqué sax procédure bi mu ne ma daal dañuy dugg ci biir ñu ne ku bëgg a jiite ku bëgg a yëkkati ma ne ko ah man de dinaa yëkkati mu ne ma waaye amu fit Adja maa la expliqué ma ne ko dinaa toog samay morom di ma jiite nañ demee ñu yëkkati ma bokk ci ñu yëkkati ku ne da ngay joxe da ngay jox sa argument ma teg sama bos
ñuy éliminer comme ñun suñu parti dañu am lu fort mooy dañuy demee par consensus kenn xuloowul amul dictateur comme parti yi fi nekk dañuy dem waxtaan consensus la ñu dem ba mu des man ak moom instant yooyu ndëg si lañ xam ne comme ñaari nit buñ bokkee commune duñ mën a jiite le département te man Seydina xam naa ne am na majorité c'est la bàyyee ma désisté jël poste ñu jox ma vice présidente département de Dakar. ok après ñu dem renouveler bureau régional ma nekk fa la trésorière ba bokk mouvement national nekk fa am fa bureau poste mais jour boobu fa laay def tuuti parenthèse anecdote parce que dañuy renouveler muy bi ñuy fal Seydina muy lu extraordinaire lu ma fa dund ndeysaan parce que dañu dem Seydina mu ngi door a ñëw am na majorité mais instant yooyu comme politique dafa doole la woon mu doon xëccoo ak benn ku nekk Médina bi ñu demee ba si guddi gi presque fa lañu nekk ba xaaji guddi ñooñu ñëw indi ay L200 gaare seen ay yor ay martu ay jaasi ne waa Yoff bu ñu jiitee tey dañ leen di rey parce que ñoom seen représentant moo jiite Seydina assuré que avec fierté man maa fa nekkoon moom Samba Ndaw Mouha Ngoni Ndoye ñooñu ba presque waa mairie Ngor yi Wakaam ñoom ñëpp ñoo jóg fippu ndeysaan jur boobu lañ jóg parce que lépp mbokkaam fippu ni ñoom ñëpp dañu jàppale Seydina ba xam ñi ñoom moom nit ñi fa lañ nekk di fa nekk ba fajar 7 heures du matin lañ fa jógee Seydina jiite département bi ñu ñibbisee jaar bi dees doore jënd mburu ñu ñëw jaar suñu kër jur boobu la sama yaay ne leen sa Adja maa ngi door a xam ne mu ngi def politique parce que final na àll mais baat boobu peut-être dina ñaaw si ñenn ñi mais si la ma joxee man fierté ma xam ne sama yaay kon nangu na man ma nekk si dëkk bi di def lu nekk donc en retour du ma ko indil loo xam ne nii da koy gàcceel effectivement en gros sa mode daal loolu moo taxoon ma dugg si politique mu nekk ñaata at nga nekk di politique nii man presque en 2013 laa gën a 2013 laa milité carrément d'accord mais avant de 2007 maa ngi doon topp sama ñoom yaa seen association mais 2013 c'est la milité man carrément au parti socialiste d'accord parti socialiste tam nekk parti boo xamante ni bari na ay leader pourquoi le choix de Khalifa Sall pourquoi le choix de Khalifa Sall xam nga bi ñu demee parti socialiste ba renouveler base yëpp dañu dem ñu am réunion ak le camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm te xaaru ko àjjana bi ñu toogee réunion man am naa chance maa ngi woon ci réunion parce que bureau national laa bokkoon moom mu ne ñu ci kàddoom le parti socialiste est un parti qui va vers la reconquête du pouvoir donc kon xam nga ñun moom moo ne ñu dañuy dem jëli nguur gi ñun ñi parti bi ne instant yooyu ñëpp ñëw jeunesse bi ñëpp adhéré grâce à Khalifa Sall muy tenir ay réunion périodiquement boo ñëwee sax moom dana laan man bu ma ñëwee fekk fi man kese dinaa def sama réunion ñu parce que avant l'heure c'est l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure mais ñuy dem di dem ba xam nañu li ñu suñu secrétaire général waxoon Ousmane Tanor Dieng ak li ñuy gis muy raam ci parti bi bokkul ute na ok te man ñun bokk man bi may dugg ci politique 2013 xam nga le président Macky falu na effectivement donc man la neex ma dem ne parti socialiste opté ma pour àndal président Macky Sall parce que bu ma ko opté woon damay dem APR directement mais comme loolu ñu ngi koy gis que ni ñoom ñu ngi jegeñ parti bi li ñu waxoon ak li am du benn te Khalifa Sall franchement parti socialiste mënu ko fay parce que tey bu parti socialiste dundaatee jeunesse bi ñëw ñëpp ñëw c'est grâce à Khalifa Sall ñuy dem ay tournée séminaire parti bu neexoon na ñuy dem ay Tamba Kaffrine Ziguinchor Kaolack fu ne ñu dem fa ci turu le parti socialiste donc bi coo amee ñu xool parce que ku ne aussi yaay xool ñun boobu ñoo xool li ñu arrangé effectivement ñu ànd ak le camarade Khalifa Ababacar Sall ñun ñoo ne ka demal nga jiite du moom moo ko décidé ba tey xam naa li ko dal yëpp mu koy maasee jeex na mais yàlla daal tout est bien ki fi macha allah mais tamit ñu gis ne temps yële amoon na fi problème ba ñu tëjoon ko fii ndeysaan ay at mais tamit si la nit ñi gën a ràññee fii ci Yoff parce que yéen a ngi doon xuloo yéen a ngi doon xeex ñu naan Adja dafa pànk ñu bari ragal la si sax mën naa ndax da nga doon manifester sa maire wala affaire de opposition la rek fii nii wala defante naka la demee woon xam nga le camarade Khalifa Ababacar Sall dañ ko tooñ tëj ko loolu du lu ñu fi nekk di expliquer parce que histoire jox na ko raison effectivement tey si dëkk bi muy loo xamante ne lu metti la dal ko parce que man fi nga may gisee nii muy man ak ñi ma àndal man choix bu ma jël maa ko jëlee sama bopp dama koy assumer tàmm naa sax bu ma bindee si Facebook bi ne lu ma si góobee gaar ko dëgg la man la assumer man la neex je m'engage te maa koy def muy loo xamante ne dafa metti parce que tey nga jël gor taxal ko ne dafa jël 1,8 milliard tëj ko ñu dem affaire bu metti ñëpp di ko jël histoire tey jox ko raison parce que tey gis nañ li fi xew lu ne jaar na fi Petro-Tim jaar na fi 6 000 milliards lu ne jaar na fi tey ba tey ñi fi ñu toll ñu ngi toll si kaaw bu gazeli kenn gisu ko sax yàlla na feeñ si jàmm ba ñu denc ko comme ni li muy loo xamante ne dafa metti ñu jël gor
Halifa Sallah di koo xamante ne man saa yu ma daan dem Rëbës di ko seeti am naa chance dem fa demati fa boo demee danaa leen naan ab Adja lii dafa métti yéen la jaaxal mais jaaxaluma parce que yàlla moo ko dogal te bu waree jee dina jee moom à chaque fois loolu la ñu daan wax nañu bu waree jee dina jee dem leen ngeen jàpp ba ngeen kii mais si période boobu am ngeen góor tamit soit bu kontaanee wala mu mer bu yuuxul xuloowul xeexul saagawul day nu ne da koy wanee ni mu mel mais si diggante boobu ñun mëne nañ combat bi di remercier foofu sama ay famille aw ma seen fay famille parti socialiste yi di ko teg si turu tan grâce yi femmes yoo xam man dañ ma jaaxal danga ma naan dem tribunal 4 heures du matin fa laa leen di fekk may leen ndax lii tey ni ku ne di si dund ñun loolu lañ amoon parce que doo àndax nit ba mu am na xar nga ne da ngay toog sa kër bu boobaa yow li nga doon àndax moom te Halifa Sallah li ko dal tey franchement métti na ku ne mais nag tout est bien qui finit bien jeex na tey génn na fi avec la tête bien haute parce que man ñun sax laay wax duñu àndaax ku ñuy teggaace parce que ñun lu man ci am rek ñun ñoo ko choisir te man boog lu ma dem dama siy dem ba jee parce que ñun dañu juddu nekk ay juddu suur ñun dañu juddu macha allah dëkk Yoff muy village boo xam ne Yoff commune tey fii ku xëy boo amul sax yow loo lekk di nga dugg si kër jàmbur xanaa ndekki peut-être mais di nga añ di nga naan ataaya di nga reer di nga def lu la neex te doo effectivement di nga frais donc ñun dañu suur démb tey door a ñëw moo tax lii jaaxaluñu période bi 2 ans la woon presque 7 mois jeex na ñu gis la neen incha allah yéen tamit waa parti socialiste fan la seen politique toll fii nii ci Yoff ci Yoff waaw ah ñun de Yoff moom xam nga tey foog naa kenn duñu fi laajtee waaw ndax ñenn ñu ngi gis ne donte élection yi locales yi mi ngi ñëw te dinañ ci ñëw ci kanam yéen a ngi def ay visite de proximité yu bari activités yu bari ñu ngi leen di gis ngeen koy def mais fan ngeen toll nii exactement fan lañ toll instant yi si Yoff parce que ñun Yoff yàlla may nañu chance boobu ba tey élection yu demee 2014 2016 ba si législative yi suñu camarade Seydina Issa Laye Samb investiroon nañ ko ñu dem ba foog naa ñun ñoo jëloon 2e te parce que le maire effectivement kon Yoff ñun day liggéey boo xam ne bu yàgg la liggéey bu yàgg bu sincère te si ay kàddu yu óor lañ ko teg parce que man fi laa dëkk keneen ku fi dëkkul yaa xam mais man fi laa dëkk aw ma faneen manuma dem faneen laa xatu donc li may wax nit ñi dama bëgg bu subaa parce que li day jàll ñeneen dañuy ñëw bu ñeneen ñëwee man bu ma la xoolee ma mën la xool en face parce que nit moom boo sa kàddu nga am te dëgg yàlla moom lay bëgg bu ñu lay rey ala kulli yàlla da ngay wax dëgg Yoff liggéey nañ fi lu bari ñu ngi dugg suñuy militant ñu ngi yokk parce que ñun élection bu jot peut-être nit ñi dañu faral di tooñ peut-être dinañ perdre si boo ko gisee parce que ku gañewul da nga perdre mais ñun élection bu jot suñu quota suñu ay militant gën a yokku macha allah ñu koy sante yàlla di ñaan mu yokku ba tey li ñuy mbëbët muy maire Yoff parce que toolootuñu si ay raayante laa xalaat effectivement ñun dañuy dem élection maire repoussé nañ ko déjà yabaate mënul weesu foofu parce que maire dañu am mandat 5 ans bu jeexee maire si boppam les maires ñoom ñoo waroon a wàcc ne ñoom dañu ay seen mandat jeex mais peut-être arrangé na leen kenn waxul mais ñun bu ñu si tolloo suñu camarade Seydina Issa Laye Samb muy l'ami de la jeunesse parce que ñun tollootuñu mag bu toll ni man du ma laaxatu moom la ñuy jël ñun def ko suñu maire Yoff incha allah effectivement mais tamit Adja ñuy wax ne en tant que jigéen tamit dañoo gis ne dangaa ñeme trop nit ñi nag ñoo koy wax tout le temps ba nga xam ne boo ne Adja Sylla rek ñëpp daw lan moo lay yokk fit exactement lan moo lay motiver noonu ba tax ngay acté woo noonu wala dafa am ku nekk sa ginnaaw non man yàlla en fait moo nekk sama ginnaaw d'accord man boo ne Adja Sylla Thiaw waxumaa mën a tiit boo ko xoolee man dëgg la sama ay parents sama ay descendants man warumaa mën a tiit parce que kuy sa papa Ibou Samba Thiaw yàlla na ko yàlla xaaree àjjana xeexal na Yoff fu ne taxawal na fa Yoff si baatab Yoff fu muy waxee ñu naan si baatab Yoff may aussi jullit parce que nit avant tout da ngay gëm yàlla fi yàlla moo fi nekk keneen ku dul yàlla neen la donc du bindeef moo xam ne nii tey day tax ñun ñu tiit sama fit bi manque teg si yàlla parce que lii peut-être sama mission la sama destin la masuma ko xelaat comme ni mu ñëwee nii nii laa koy dundee amul bindeef boo xamante ne nii man dina tax ma ragal ma foofatal man tànnaatoom bi mooy sama maam jaraaf Mbool Thiaw si dëkk bi laa dëkk di sëtu Assane Mbengue dëkk nga paru bay ci borom jàmbur kon nit warul tax man ma rabaissé wu sa kanam d'accord parce que dafa mel ne nit ñi dañuy wax naan parti bi ñoom lu si bari lu ñu ragal a def dañ lay pousse yow nga nekk di ko def en tant que jigéen non duñ ma pousse sax man li may gisee ni dëgg moom la yàlla bëgg te moo ma neex man ñi may ànd suñu parti sax xam nañ ma bu doxul muy Seydina muy keneen dama lay aussi ko wax la lii man lii laa gis nga wax ñu discuter si mu dem kenn pousse ma man maa bëgg nit ki
parce que aussi wax si waxtu ba boo bàyyee ba jaan bi dem nga bëgg a topp si wàccit bi du saf du am sens. te dëkk bi ñun fi ñëpp fi lañ dëkk ku si nekk am nga droit jullit nga yàlla moo la sàkk nit yoru la ku dul yàlla même bu la nit di yor yàlla moo ko jaarale si kooku parce que lu su mën di am suñu borom la donc gisuma loo xamante ne bu dee dëgg da nga koy wax nit da ngay àndax nit parce que looloo yàq tey dëkk bi may profité si occasion bi da ngay àndax nit ki ngay àndal noonu même bu dee moo lay jox yow sa dépense loolu lu yàlla jaarale yow si lu xam moom donc lu si am da nga koy dellu kenn mayu ma fit kenn puusu ma man la ne may wax yàlla nañu yàlla sàmm nag musal ñu si seytaan waaw yaakaar naa doon mais tamit comme li ñu doon wax léegi ci élection locale yi mu waroon nekk décembre bi mais comme président Macky Sall daf ka pousse ngeen am benn candidat mu nekk Baye Seydi Samb nan ngeen koy waajalee muy seen bër. waaw ñun nan lañ koy waajalee moom du secret si ñun parce que ñun ni ñu daan ndox du bàyyi yoonam du la jig moom foog naa da nga koy toppaat ñun tàmm nañ liggéey ni ñu liggéey xam nañ ko dañu liggéey te dem si kër nit ñi di wax ak nit ñi suñu ay militants mënuñu leen fay mooy profité aussi occasion bi mënuñu leen fay parce que masuñu campagne bu mujjee ñu ñibbi ñu jox leen 1000 francs ne leen dem leen ñibbi te boo xëyee dañ lay yéem man damay xëy ñu woo ma téléphone maa ngi suñu kër Adja maa ngi siège ba yow la ñuy xaar kon ñooñu yàlla nañu leen yàlla fayal ñu ngi koy waaj ni ñu ko daan waajee di dugg ci kër yi di wax ak nit ñi di saafoox nit ñi di leen wax dëgg di leen promettre du ay promesse sax wax leen loo xamante ne tey bu sottee ku ne dina ci gis sa bopp effectivement te ñu ngi ci liggéey sori nañ ci maire bi sori nañ ci am nañ ci ay partenaires parti yu bari ñu ngi waxtaan ak ñoom déggoo nañ ñu ngi waxtaan ak ñoom mais le moment venu dinañ ko xam mais incha allah daal ñu ngi ci waxtaan ak ku def coalition bu mag ak effectivement mais dañ leen di gis ci xale yi tamit lu ëpp est-ce que yéen di ngeen di dem ci mag ñi parce que yéen ci xale yi la ñuy ëpp lu ñu leen di gis d'accord pourtant dinañ dem ci mag ñi ñun mag ñi xam nga tey jamono dafa weesu fooy fekkee mag di ko teg fitna mooy nga fekk mag am karsam la am ay doomam jaboot boo gis gàddoom la am ci këram mais tey ndaw ñi bu dem amee jot amee ñoom ñoo ëpp jot ñoom nga war a àndal parce que ñoom ñooy la jeunesse mais fekk maire nga fekk ko këram forcé que muy liggéey ci yow wala mu yaakaar ci yow nga ne ko boo ñëwul ma dàq la mu bàyyi këram xamoon ndax feebar na nga ne booy dem activité da ngay àndax moom par la force loolu ñaaw na non dañoo bëgg a wax ndax relation yi ngeen am ak xale yi ndax am ngeen ka kilifa yi comme genre ñi fi nekk mu xam ne mooy ndombal tànk yi ndax am ngeen relation yooyu ak mag bu baax réeróowuñu ak ñoom macha allah ok parce que chaque fois dañuy dem ci ñoom réeróowuñu ak ñoom ñu ngi diis wax ñoom te incha allah ñun lépp lu ñuy def ñoom xam nañ ko parce que tamit boo nekkee ci dëkk da ngay respecté li fa nekk loolu lañ am muy suñu ay kilifa diine aada ñoom lañ am avant ngay def le tout da ngay waxtaan ak ñoom waxtaan nañu moom ma suñu réer wax ñoom macha allah mais ba tey kon ban stratégie nga xamante ne moom ngeen teg pour élection yi di ñëw waaw xam nga lii moom bu juddoogul mënoo ko utal mboot mais xam nga koo fi teg rek danaan la carrément kuy dem guerre doo wane say arme non mënoo ñàkk a wane say arme parce que ñun suñuy arme ñun moom porte à porte lañ am ñëpp xamal nañ ñu ko képp ku ñu séexal mun baye boo nga nekk ministre nekk maire nekk président koñ bi boo fa ñëwee tànt gaa def sa ay 4x4 ñun dañuy sol suñu ay dàll yu ñu am daje fa ak yow def lu ñu liggéey parce que tolluñu fi ñu toll yi amee ay sens interdit mais li ci kanam moom lépp mënuñu ko dévoiler mais comme élection yi xamaguñu mbaa du ngeen nekk di def ay promesses yoo xamante ne après bu ngeen fi toogee ñun ñi duñu leen gis ngeen def ko non ñun masuñu sax loolu du suñu sax slogan parce que tout le temps tamit dañu leen di gis ngeen di critiquer naan maire bi deful lii naka nga gisee sax tolluwaayu politique fii nii ci Yoff tolluwaayu politique ci Yoff alhamdulilah macha allah jàmm am na fi par rapport ak yeneen dëkk yi parce que jàmm am na fi ñi ngay fii gis tey boo koo leen parti politique dafa noble du question nit ñi boo koo leen wax ñoom parti que ne ay noon ngeen nit ñi ñoo dëkk ñun ñëpp ñoo bokk tey boo fi toogee tey keneen ku bokk faneen ak poste bu ñu la mën a fal man dama ci am fierté parce que loolu laa bëggal sama bopp bëggal ko keneen ñun dañ ci am fierté que ñu dégg monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dama koy tudd parce que ñoo dëkk suñu mbokk la tey ku sañoon tey fi ñuy toogee di décider sa mbokk toog fa mais nag dëkk day dem que dëkk bu fa ñëpp nekkee benn dëkk mënuñu àndandoo far fépp dañuy ñii dañuy far bu ñooñu faloo ñu am indi ci dëkk bi bu ñooñu paree ñeneen ñëw ñeneen tamit gis ci seen bopp ainsi de suite mais est-ce que xalaatoon ne seen leader muy Baye Seydi Samb dañ koy tudd ndax toog na fii ñu waxtaan est-ce que xalaatoon ne moom tamit dafa ragal tapet la Seydina wala dafa yaru noonu rek non xam nga man boo ma gisee yow yaa ngi ma wax léegi ne ma nit ñi dañ ne du la way sañ wax waaw mais xam nga nit ku nekk rek mais sa leader dafa ragal non xam nga kii se ressemble s'assemble loolu la olof Njaay wax man du mën ne damay am fit di wax àndax ku tapet man boog duma ko def d'accord Seydina am na caractéristique yëpp yi ñu soxlaa pour un maire tapetul bu mënul sañul tapet sax bu tapetee ñu laajte ko parce que dëkk bi la dëkk bi ñun ñëpp ñoo fi bokk yam mais caractère bi ngeen wax ci moom tapet noo nekkul ci moom loin de là
nit ku am fulla la ku am détermination te xam na fi mu jëm te sa du def lu réeroo ñi mu àndal ndax dama xam ne ñi fi nekk ay bandi politique lañ de. non bandi wëyu boo gis bandee baayam wëyu boo gis si àdduna bandee baayam waaw baax na Seydina réeréwu la ak nit ñi te am fulla man am caractère foog naa muy xale tey moo ko permettre ñun suñu parti Seydina jiite ko effectivement ñu ngi am le responsable Issa Ndoye ma di ko nuyu de passage foofu sax laa waroon jiite donc ñooñu ñëpp bu ñu fi nekkee tey ñu tar naka ne moom mooy l'ami de la jeunesse parce que du lu moom loo xamante ne dañu ko imposer moom daf ko incarné ñun ñu gis ko si moom mu doy ñu nekk jiitul yow yaa ñu topp yaa ñu parce que gënu fi kenn mais dafa am loo xamante ne yaakaar daal lañ demee si moom te yàlla bu yàlla tas yaakaar est-ce que am nga yeneen relation ak yeneen politiciennes yi nekk Yoff waaw ñoom ñëpp am nax ñoom ay relation yoo xamante ni yu baax yu normal parce que ñun Yoff ndeysaan dafa neex dañuy dund correctement ñëw dëkk xamante ne en dehors la politique ñun ñëpp bu ñu gisee dañuy saafantoo certes dina am ñoo xamante ne xam nga pour ñi yemuñu foog ñuy defante am na ñoo xamante ne man tey par exemple am na ñoo xamante ne politique dafa tax duñ ma nuyooti ñii politique dafa tax mais lu nekk ma di ko daj ndege ñoom te pourtant warul demee noonu parce que bi ma leen di xam politique taxul dama leen xam avant politique donc bu ñu lii nii day jàll dañ ko boole jaamu yàlla la parce que ku ne boo dëkkee sa dëkk loo man da nga siy def as ni la yàlla may pour nga jaamu yàlla ñun lii lañ man ñun ñoo yàlla li la ñu nattoo pour ñu fees am na ñoo xamante ne ñu ngi seen ay kër mais ñu ngi contribuer ci développement dëkk bi donc du tax ñuy xiiroo wala ñuy ñaayoo peut-être ku ne as sa xalaat mais yàlla na yàlla indi waaw effectivement laaj naa la léegi ndax politique fan la toll nii instant bi ci Yoff jàmm mi ngi fi dëgg la mais tamit dañoo gis ki nga xamante ne nii mooy maire bi fi nekk tout le temps dañuy dégg opposition bi naan liggéeyul te effectivement am na loo xamante ni def na ko ci li mu promettre woon nit ñi mais lu si mel ni stade bi ak li nga xam ne mooy préwo Yoff bi lan ngay wax si chantier yooyu nga xamante ne commencé nañ ko tey yeggiwul non xam nga le maire àdduna tey muy président muy maire tey ku jiitu foog nit ñi parce que nit ñi aussi yow miy jiite du lépp yaa koy mën a gis ñi sa ginnaaw ñooy gis fi mu sooxee tey mënoo jiitu ne da ngay bañ ku la tudde te le maire man foofu la staffam foofu laa leen di meree parce que mënuñu mu nekk si dëkk bi di le maire ñun suñu ay revenu suñu ay maire suñu yaay yi nekk marché di fay seen ay juuti suñu ay recettes yi nekk Yoff lañ ko dénk nekk doxalal du moom mooy ñëw indi xaalisam ne maa leen di jiite mais Yoff li ñu am ñooñu ko géral ñu ko donc ñun waa Yoff xanaa am nañ si di si war see joxe suñu point de vue mais tey boo ne le maire tey ñu tëb nga gis armée boo xamante ni tey macha allah duñ mënaluñu la dara dañu yokk sax nit ñi di ko utal ay noonu man le maire il est mal entouré man dama koy wax chaque jour parce que lu ma wax maa ko wax tey ñooñu peut-être ñoo ñaawal politique bi mais nit mënoo jiitu nit ñi di la tàccu yow bu boobaa war ngaa gëstu sa ginnaaw effectivement mu ngi liggéey parce que nit mënoo nekk si àdduna aussi di liggéey ñu ne li nga liggéey baaxul mais dafay am ay travaux yoo xamante ne day doon ay travaux phares nit ñi dañ si ku xëy da ngay gis comme lu mel ni préwo bi ngay wax stade Yoff bi Yoff nawetaan lañ am ñun bi juddoo ba tey man boog Ngaparou gi ma dëkk nga xam ne moom gën ni sax New York ma fier si bi ñu juddoo ba tey dañuy solu xëy dem stade donc travaux yooyu yàgg duré te foog naa bu yàggee ñoom am nañ droit ñu résilier contrat yi mais tey waxuñu si dara le maire mu ngi toog loolu dafa loo xamante ne dañ koy ñaawlu parce que mënoon na demee na neen parce que yamul si nekk maire kese day ministre nekk ci gouvernement am opportunité bi am opportunité pour taxawal waa Yoff comme ni mu se waree mais man ni may gisee tey damay xalaat ne moom turu maire am moo ko ñor mais du commune bi te am na loo xamante ne tey bu ko doxee woon mu demee na leen voilà waaw mais xam nga préwo bi tam dafa nekk benn symbole lu leen loo xamante ne nii plus de 4 ans Adja ay travaux yoo xamante ni Baye Seydi bi mu toogee fii laaj nañ ko amaana bu ku mu doonoon est-ce que du si gën a tamit góorgóorlu yéen ñi yan ban xalaat ngeen ci am ak yan projet préwo bi day loo xamante ne parce que ñun tey Yoff ak ku ne ak dëkk bi nga xam ne sa particularité ñun Yoff tey Laayeen lañu am effectivement préwo bi comme ni ma la waxee ñoom amoon nañ opportunité ñu résilier contrat bi dem faneen mais defuñu ko parce que dañ koy politiquer ni ma si xalaat pour man dañuy bàyyi tey ku ne yaa ngi ne teg toog ba élection yi jubaat nga dawandoo taf yëngal fait 6 mois inauguré comme ñoom ñooy waa inauguration waa APR ku leen xam dañuy inauguré bu ñu xëyee ba suba ba gont dañuy inauguré di inauguré lu parewul donc foog naa ne maire bi tey bu ko itteeloon dina pare waaw ndaxte lii tax ñu naan yéen da nga leen contre parce que tout le temps dañuy gis peut-être ñu bari fii nii ci Laayeen loolu tax na ñuy faral Khalifa Sall ndax def bi nga xam ne mu ngi koy def fii nii ci Laayeen non Khalifa Ababacar Sall day nit koo xamante ne
nitu diine la. d'accord jullit la axan di nitu diine koo xamante ne lu dul diine ñoru ko. te yàlla nag mooy seet ñi ko neex mu boole leen. mais yàlla boole nekk ak waa Laayeen tey buy loo xamante ne peut-être dafa jiitu juddoom. effectivement Laayeen peut-être pour man jàpp toppee ñu ko intérêt. parce que man maam Baye Laay Rasulullah mu ngi fiy tëdd. tey lu ne man nag alayhi salaam wa salaam. kon donc benn sëtam wala benn nitam warul toppi ni ndax intérêt boo ko gëmee rek gëm sa bopp liggéey yàlla dina la teral. d'accord mais yàlla moo dogal seen ay relation moom li mu waxante ak waa Laayeen gis ci seen bopp. mais nit ku nekk kàddu la am ak jëf boo ko respecté seen ay relation dina nekk loolu rek la. faral ñu ko defuñu ko dara mais dafay am loo xamante ne tey ñun ñii comme ni nga ko waxee am nañ ci taxawaay parce que képp ku Yoff waa pour man sax tey lii pare comme maire bi dafa télé mënatu ko képp ku Yoff waa war na doon sa it. est-ce que télé la télé na kay benn vidéo mënul pare. parce que tamit ñoom boo waxee mu ne du seen projet ñoom mënuñu ci dara liñ ci mën mooy jàpp ci wax ci tamit xam nga moo tax ku fi toog tamit di wax même chose est-ce que Adja dina sotti gaar mais bi muy démarré le maire quand même mënul nekk ci Yoff nekk ministre dara am ci Yoff te yow mënoo ci am sa avant donc boo dee ba mënoo ko maîtriser yow li ngay wax ak waa dëkk bi ak wala fi ñu la teg ak li tax ñu teg la fa donc yow feese woo fa sa place parce que boo demee projet ba toll ni période bi nga ne du sa problème te yow nga am yàlla may la ngay toog fi ñu décider le président toog nga toog moo ko mënul défendre waa Yoff période bi kon looy défendre ñoom ñoo télé le maire moom am manque de vision moom loolu yàlla daf ko natoo macha allah daf ko natoo manque de vision loolu laa ko mën a gisee képp ku Yoff waa nag muy ñun muy kaneen ku ne dina sa def sa yëfi bopp te incha allah yàlla dina avant ñuy dugg ci projet yi est-ce que xalaat ngeen ne mën ngeen ko daan parce que moom jàpp ne na moom gagné na élection yi locales yi bu pare loolu moom ak opportunité bi mu am ak li nga xamante ne am na ko ci nguur gi nga xam ne nit ñi ñoom pour ñoom li mu nekk ministre maire moo tax tey jii lu mu song daan ko xam nga mag du caaxaan àdduna loo si mante ne muy xale muy mag rawatina mag du caaxaan te moom le ministre wala le maire ak ñi mu àndal bu ñu toogee xam nañ ne politique bi woon temps yi Senghor nga sama ñoom papa dañuy xëy doon kilifa ne ñëpp votel leen PS amatul ñu ngi liggéey ñoom ñu ngi jàkkaarloo ñoom xam nañ li ñuy liggéey te li ñuy liggéey macha allah kanam la jëm donc ñoom bu ñu neexee man mi bu ma neexee mën a suba may falu maire la si li man rêver nit ku ne am nga droit rêver mais boo tëddee di nga xam réalité yi ñoom xam nañ ne ñun ñu ngi liggéey te incha allah seen kaw lañ jëm chaise boobu dinañ fa wàcc ñun ñu toog soobee yàlla ak seen yeneen naataango yoo xam ne ñu ngi fi ndax ku si mel ni suñu papa Biram Ñing mi ngi ñëw keneen ak keneen tamit mi ngi ñëw ay Birane Beng dëgg la xam nga politique dafa yaatu bari commencé ngeen ba tiitoo leen instant bi Adja di wax ni tiit xam nga nekk xale depuis boobu amoo dara ñun amuñu représentant maire amuñu benn kilifa boo xam te tey bu étatique day ànd ak ñi dañu gëm suñu bopp ba li ñu doon tey ñu doon ko politique dafa yaatu xëccoo balaa neex mu bari gis nga góor sax balaa xam ne góor la nga am ñeenti jabar wala ñaar wala ñett si ngay xam ne yow góor nga xëccoo balaa neex ñu bëri parce que bu ñu baree yow man te loolu dama si fier dama bëgg nit ku gëm boppam ku ne ku jóg ne tey damay laaj damay soxlaa parce que kenn terew ko kenn mais bu ñu si tolloo yàlla mi fal dina fal ki ko neex te ki koy neex noonu yàlla na doon ñun muy Seydina Issa Laye Samb ñu fal ko si boppu maire yàlla baax na dina neex dina yëngu lan mooy seen ay projet yéen waa parti socialiste yow ñun suñu ay projet bari na ñu ngi siy liggéey parce que booba tey boo gisee ñu bari naan Seydina ñeneen sax dañ naan Seydina dafa am ñu koy jàppale ñu mag ñu nekk si gannaaw loolu la ñu wax ñëpp moom la ñu wax te nañ leen bàyyee ñu ne dafay mu booboo sax sët bi nga xamante ne moom la doon fii nii ci Laayeen non Seydina man bu ma àndee moom sax buñu ne Seydina Issa Laye Samb man maa naan sëtu Baay Laay la moom du toog sax ba ne effectivement wax na ko sax laa man mii maa fay nekk naan leen diw la diwa diw parce que doon sa baay moo ko gën nit ki balaa nga naan man doomi diw laa day fekk diw ni mu daan doxee nga doxee ko te politique la ñu nekk Seydina ku ko xam moom bañ nag ba boo ko laajee sax si Yoff histoire dana dalay jëlee si wàllu papaam mooy waa Sambène mais fii la dëkk mbubboowu ko te waa Laayeen aussi nit ku nekk sa mbokk nga am peut-être ñi ko comprendre boo amee sa mbokk muy dox lu jub mais da nga koy jàppale foofu lañ toll ak moom Seydina dafay loo xam ne macha allah dafa dépassé niveau Yoff parce que c'est au niveau national yu ñëpp a koy safoo di ko tiitaroo macha allah suñu ay projet ak moom ak waa dëkk bi bari na d'accord ñu ngi si liggéey ñun jeunesse bi ñu àndal gis nañ si seen bopp famille aussi gis nañ si seen bopp mais bu ñu yàlla mayee ñu fekk tal dinañ ko gën a yaatal ba Yoff ku ne gis si sa bopp parce que li ñuy dund ne metti na yàlla baax na incha allah avant ñuy tàggatoo ñu ngi lay remercier vraiment ci disponibilité bi lan ngay tàggatoo ak lan mooy nekk ci dernier mois ban message ngay bàyyee ñi nga xam ne ñooy waa Yoff mooy xam nga waxtu bu nekk ak la fay xew instant yi actualité dafa am
muy rond point Yoff di massawu waa Yoff sama ay doom sama ay rakk sama ay yaay commencé que si man parce que maa ngi dama tardé ba fi ñëw émission bi parce que projet bu mel ni rond point Yoff mën nañu ko liggéey le maire nekk ministre projet doo xëy ñu teg seen ay plan ne dañu liggéey dina am étude de projet loolu lépp dina am te bu amee commune bi muy dal le maire yow mi fa nekk au moins ñoom bu ñu étaler lépp seen projet yi sorti yee yëpp dinañ ñëw wan la yow nga approuvé mais comment un maire un ministre manque de vision mënul weesu nit ñi dëkk Yoff xale yi talutuñu sax añ bu ñu wàccee mënuñu añ parce que bu ñuy gontu dañuy fër coono yooyu yëpp kenn nit teg ko nit ci yow li la neex parce que tey ñoom amoon nañ droit bu ñu la soumettre projet bi mais nga def sa ay suggestion ne lii kat bëgg naa ñu jaan pourquoi pas SGBS bi fa tojuñu foofu nit ñi génne nit ñi dañu war a xëy di génne di dem ba aéroport di retourner mais récemment yàggul dañ fa tabax suñu place Mamadou Diop yàlla na ko yàlla xaaree àjjana moom tamit def fa plus de 300 millions à 400 millions ñu inauguré que nag 8 fois à 9 xaw ma 10 ñu inauguré que parewul mais pourquoi lu toll noonu tey nga xam ne mënoon a defar laneen mais pourquoi tey ñu xëy dañ ko war a toj sacrifier mais manque de vision mënul wees te yow nga toog lii du projet boo xam ne benn fan la yàggu nañ ko tabax yàgg nañ ko étudier rond point bi muy loo xam te ne peut bu paree dina dimbali waa Yoff parce que Yoff dugg bi génn bi xat na mais dama ne manque de vision mënul weesu le maire nga toog fii def sa jardin xaw ma lan la monsieur jardin def sa li la neex ñu pare tojaat ko bëgg ko defaraat rond point nit ñi du sonn na dimbali nit ñi ñu tujji SGBS bi ñun boobu suñu waa parti ñun pare nañ ñu ngi siy waxtaan ak nit ñu bari te dinañ ko ñaawlu dinañ wàcc si tali bi ñaawlu ko wane si ñun suñu mécontentement ba ñu tijji fii ñu jàll parce que nit ñi sonn nañ dem ba aéroport maa ngi marché wu nag waaye ñëpp manque de vision daal mënul weesu boobu. d'accord merci beaucoup Adja xam naa ne loolu moom dañ ci doon ñamal nit ñi nii rek ndaxte li si des bari na lool macha allah ak yeneen i débat yoo xamante ne dinañ ko toog ak Adja ñu di la remercier si disponibilité bi comme ni ñu la ko waxee merci beaucoup c'est le dernier mot. waaw maa ngi lay remercier yéen tamit di leen remercier di ñaanal seen télé bi yàlla na yokku parce que tur bi rek wuyu na borom mbooloo te ñun dëkk bi fii mbooloo mooy doole kon yàlla na yàlla gën a yokku seen mbooloo gën a yokku seen doole askan wi aussi ñu di leen ñaanal yàlla faj aajo yi ndax nit ñi ba seen i aajo bari na moo tax koo gis ndeysaan commencé ko si man stressé nañ yàlla na yàlla faj aajo yi di leen jox rendez-vous que ni nañu toog seen i kër xaar ni ñun dinañ ñëw incha allah bu soobee yàlla dinañ gis beneen Yoff Seydina Issa Laye Samb nekk maire bi ñu bugg la neen àdduna loo gis dafay am changement maa ngi remercier àdduna lépp teraanga la di remercier Ibra Fall bu baax di remercier ñëpp merci beaucoup et à la prochaine